auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Man la Dan Ngom di coordonnateur COJER communal en même temps nekk chargé de communication du mouvement And Falaat le maire Talla Diagne dirigé par le président Ibra Diagne. ñu ngi nuyu mbooloo mi fi toog yépp di nuyu également monsieur le maire mi nga xamante ni mooy jaraafu dëkk bi di nuyu sunu kilifa ñun ñëpp di kilifa ak monsieur le maire di sunu xalif général bu tedd bi Serigne Abdourahim Seck di ko ñaanal yàlla may ko fan wu gudd lool wu ànd ak wér ba naal gi mu naanal diine ji sunu borom may ko mu àggale ko nam ko bëggee. di ñaanal tamit sunu xalifa bu tedd bi fi bàyyi ko muy Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck yàlla na yàlla yeesal yërmandeem te xaare ko àjjana dolli leeram te taaf ñu ci barkeem. di tey ñu ñëwoon tey ci quelque maanaam leeral ci li nga xamante ne nii ci jamono yi wees rek ñu ngi koy dégg ci ñenn ñu koy faral di wax wala ñu koy génne te loolu nekk kaddu yoo xamante ni maanaam kaddu yu mat a leeral la ndax ñoom jóguñu lu dul pour jaxase bopp maanaam ñenn ci askan wi ndax sa du ma ne askan wi parce que askan wi yeewu nañ xam nañ ki leen di jariñ ak ki leen bëgg a di jariñoo ñooñu tey seeni tur yi sax damay jéggalu di ko tudd ndax maanaam bokkul ci ay teggin waaye nag du ñàkk ñu tudd ko ndax ay quelque leeral ndax ñoom ñu ngi tudde seen bopp collectif ànd defar Thiénaba may jéggaluwaat ci tur woowu ndax Thiénaba xamuñu maqaamam kilifa ak diine nitug yàlla fa muy denc dëkkam romb na yàqu kon buñ ñee defaraat dafay mel ni Thiénaba dafa yàqu te Thiénaba romb na yàqu ndax kilifa diine gi ko sanc lu mu laal lu ne du bokk ak lu mu laalul kon ñun ñi nga xamante ni ñoo ñëw di wax tey dañoo ñëw ànd ak Thiénaba ca kanam ndax Thiénaba romb na yàqu bañ koy defar kon ñu ngi jégalu ci kàddu yooyu ñu tudd ñoom di wax rek ni ñooñee fa daje woon tey lii ñuy bëgg a àddu nii dina faram-fàcce seeni wax ni maanaam lenn nekku ci loo xamante ni lu wér la wala luñ teg ci ay base ndaxte ña ko séq ñooy ñi fi jaaroon ak ñi nga xamante ni dañ leen a bëgg a jox ma jàpp ni ñenn ñi comme laaj nañ ne chaque élection participé nañ laaj askan wi seeni baat amuñu confiance ci ñoom amuñu considération ci ñoom kon ñoom buñ dajaloo di waxaat leneen jàpp naa ni maanaam seeni xol guddul ña ca des ñoom laajoon nañ ñu jox leen ñu jëf télé ñu jële leen fi télé googee nag doonu sax ñoo ko wax ñun suñuy kàddu waaye ñoom ñoo ko wax ndax nee nañ depuis 72 ba 2020 Thiénaba avancé wul te ñooñu dénkoon la ñun ci diggante boobu kon ñoom wane nañ seenu télé nit nag lu mu def ba xamal ko boppam maanaam jëru sax tiiñal ndax ñoom ñoo wax seen bopp ni depuis boobaag léegi defuñu fi dara kon dèjà ñoom alhamdulilah ñoom waxal nañ ko seen bopp loo def xam ko nag kon yaakaar naa boo dellusiwaatee ni askan wi damaa bëgg ngeen jox ma wala ngay laaj ci askan wi yaakaar naa askan wi moom defuñu beneen ba ca topp pour gën a leeral ñooñu ñooy ñan maanaam ab barab wala dëkk boo ca nekkee ni da nga koo bëgg a yóbbu ca kanam yaakaar naa ne da nga fa am kër mbala néeg boo yeewoo mais tey ci ñoom am na ci ñoo xam ne bu ñu bëggoon a fanaan Thiénaba da nga leen di aalum néeg mais askan wi ñoom mënuñu concevoir koo xamante ni sa njaboot yow ak sa dëkkuwaay bëggoo koo dëkk ci dëkk bi nga xam ne da nga koo bëgg a defar kon ñoom xam nañ ni dañ leen di nax askan nag yeewu nañ ci loolu te ñu ngi pare di leen xaar waxit nañ nag ni conseil municipal bi boole nañ ko ci ñàkk a def dara gi nga xamante ne ni wax nañ ko ci ñoom li ñu tële ñu jàpp ne ñoom ñëpp a tële boo tëlee sëg tële waaye bu tële loo keneen te loolu askan wi li ñuy jël témoin pour andi réalisation yi nga xamante ne ni moom la fi monsieur le maire def depuis 2014 ak léegi ñun de duñ ñi fekku fi dara ndax ñun duñ sakk jëf am na ñu def ki wax nag ni moom defuñu dara moom la concerné parce que xamal na boppam ni deful mais xëy na am na ñu fi def dara donte bëriwul bu ñu dikkee rek dañuy daal di ñëw ci loolu wax réalisation yi rek fànn yu bari la comme ni ko sama naataango bi waxee léegi mu jëm ci hydraulique muy wàllum ndox ak wàllu courant wàllum njàng wàllu assainissement ndaw ñi ak sport bi ak infrastructure yi nga xamante ne nii moom la bokk et cetera loolu lépp bëgg nañ cee dugg ak yéen pour faram-fàccee leen ni leen ñoom li ñuy wax nii de maanaam dara amu ci te askan wi lañ jël témoin ci li ñuy wax parce que lu ciy wax lu ne am na firnde bu jëlee ci wàllu ndox mi dañuy ñëw rek
ci château d'eau bi nga xamante ne nii mairie bu Thiénaba ak partenaire bi ñuy wax plan Sénégal ñoom ñëw def nañ ko fii ci Thiénaba muy château d'eau boo xam ne mu nekk 300 mètres cubes doon château d'eau bi gën a rëy bi bokk ci château d'eau bi gën a rëy ci région de Thiès doon bi ëpp ci département Thiès mu nekk une valeur de 64 millions loolu tey jii dugal na ko ci wàllu ndox ba pare nag def addition d'eau ci ay dëkk yu baree bari tey jii boo dee xool doon na 11 villages yoo xamante ne nii mairie bi yóbbu na fa ndox boole ko ak lycée bi nga xamante ni mooy lycée bu Thiénaba kon buñ jël lim yooyu dana xaw a bari mën a jeexim kër Xaar Dieye kër Ndiak kër Baara Sarr Ndioufène kër Abdou Dieye Thiénaba Gare Paleen Touba Gueye ak lycée bu Thiénaba pour citer loolu rek mais des na lu baree bari kon ci wàllum ndox ñoom rek loolu firndeel ni ñun lañ doon wax teggeeku na bu jógee foofu ñu ñëw ci wàllu courant ku ne xam na ni commune Thiénaba 2014 bi fi maire di ñëw 8 villages rek la fi fekk ñu am courant 8 villages depuis 1972 boobu ñu wax man damay arrière 1972 de 1960 bi Sénégal amee indépendance ak léegi ba 2014 maanaam bi ñu dikkee ñun 8 villages dañ fi fekk ñu électrifier leen ñu am courant bi maire ñëwee dafa tripler loolu maanaam tey bu ñu fi fekkoon benn yóbbu na ko ñett ndax 8 villages da fi fekkoon ñu nekk te léegi mu ngi ci 27 villages boo ko boolee kon jàpp naa ni benn bu fekk rek yóbbu na ko ñett te loolu ñu mën cee citer lu baree bari ndax boo xoolee village u Diayane ci lañ ko électrifié Dal Jàmm Bangaaj kër Mbay Gueye kër Malamine Ndiaye kër Ibra Fall Njóobeen Njuufeen kër Banda Ñang et cetera kër Mori Jonn Kiyel Gueye Ndindi Aan kër Matabara kër Amadou Ndëri Daaru Mbóoj et cetera kon maanaam village yooyu yëpp maanaam ñoom maire moo leen électrifié te loolu population bi la ñuy jël témoin kon jàpp naa ni ku wax ni maire def fi dara wala tey ji depuis 2014 rek def fi dara jàpp naa ne tey askan wi jéppi nañ la askan wi xam nañ ni li ngay wax yow da nga ñëw pour naxaate parce que nag nit ki loo ko bañ waxal ko li ne ci moom lañ ñi golo maanaam lëg loo ko bañ xamal ni gudd na nopp taman naa daw ci loolu am na beneen programme boo xamante ni am na accord am muy 300 lampadaire mooy lampe solaire yi nga xamante ni ku ne gis na gouvernement Sénégal mu ngi koy yóbbu ci commune yëpp di ko yóbbu ci ville yëpp Thiénaba ci njàmbaaru monsieur le maire ak maanaam management bu baax am na ca 300 lampadaire loo xamante ni balaa yàgg incha allah dina ñëw accord bi moom c'est déjà signé kon loolu tey jii bokk na ci li nga xamante ni mën nañ ko wax ci wàllu courant ndax bu ñu bëggee wax lépp tamit du mën a sotti mais dañ ci jël bu ñu rek ñu cof ca maanaam baaxee ko askan wi bu ñu jógee loolu ñu ñëw ci wàllu njàng mi njàng ku ne xam na ni mooy tabaxum réew moom la monsieur le maire teel a comprendre xam ni maanaam njàng mi enseignants yi ñoo koy def mais conditions yi nga xamante ne ni ci la élèves yi mën a nekk ba mën a jàng maanaam tey loolu moom moo ko war mu war koo def bi mu dikkee xool na maanaam écoles yi nga xamante ne ni jotuñu am ay toilettes mu ñëw def ay toilettes mu toll ci 9 villages wala 9 écoles yoo xamante ne nii wala 10 écoles yoo xamante ne nii maanaam moom yóbbu na fa ay toilettes boo xoolee bu ñu ci mën a lim Touba Gueye Kiyel kër Amadou Ndari Cawaare kër Demba Anta Jaayaan Ngomen Balla kër Malamine Xay Babal Kayre Àll plutôt Kayre Àll ak Thiénaba kon jàpp naa ni loolu maanaam yombal condition élève bi pour mu mën a jàng normal ci la bokk bi ci loolu mairie bi at mu jot dina jënd ay fourniture maanaam doté ko école yi école bu ci nekk di nga am ay cahier ki la cay aju lépp accessoires ya cay bokk yëpp ñu jox ko élèves yi ñu kii ko ba yombalal waajur yi maanaam seen njëndum cahier ak seen njëndum craie ak seen jënd yeneen bagages yi kon jàpp naa ni loolu lu am la kon ñoom xanaa jàpp naa ni bokkuñu ci parents yi nga xamante ne ni ñoom ñooy bénéficier wu ci loolu ndax parents yooyu mar nañ ne lool ku ne xam na ni njàng mi tamit dafa am ñoo xam ne ay tout tànk lañ am ñu digg doomu am ñu nekk ci kaw te ku ne xam na ni université métit ba fa nekk condition yi nga xamante ne ni moom la étudiants yi di dund foofu ku nekk étudiant wala nga am doom ju nekk étudiant wala nga am rakk ju nekk étudiant di nga xam ni condition ya métti na trop maire xam loolu bi mu fi dikkee fekkul kenn am loo xamante ni yaa ngi koy jagleel étudiants yi loolu étudiants yi laa jël en témoin bi mu dikkee mu ni leen dinaa leen wutal subvention chaque année mu jox leen ay millions yoo xamante ni dañ koy jox pour jàppale leen ko seen condition bi ñuy dund foofu à l'université ren jii rek jox na leen une valeur de 3 millions mu jox ko seen kii boobu seen mouvement bi wala seen association boobu kon jàpp naa ni moom loolu bokk na ci liy yombal
condition étudiants yi foofu ñu nekk ca kii ba mais jëmul ci loolu ndaw ñi tout tànk yooyu ak ñu digg doom ñi saa bu ñuy def examen dina ñëw indi ci apport bu am solo fexe restauration baak hébergement ya ca war ca ñi nga xamante ni ñooy ñëw di corriger wala di surveiller ñu nekk ci ay conditions yu baax kon amul benn examen boo xam muy entrée en sixième di BFEM di baccalauréat boo xamante ni mairie bi jëlul xaalisam dugal fa kon mu nekk lu am solo ku ne xam na ni jamono yi passé nag jamono yi yëpp mbas mi ni mu mel ci réew mi ma ciy profité occasion di sensibiliser maanaam askan wi ak ñi nga xamante ne ni ñoom lañ ko bokkal ñëpp ñu respecter masque yi di ko takk bu baax a baax parce que defuñu ko ngir ki ko wax mais dañ ko def ngir suñu wér-gu-yaram da ngaa war a aar sa bopp aar ki nga xamante ne ni moom nga jàkkaarloo wala moom nga dendal te loolu li ko mën a maye mooy ñun ñëpp ñu bokk takk masque yi di raxasoo ay gel ba pare respecter distance bi kon loolu tamit ñu ngi koy ñaan maanaam population bi ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax waaye ci xeex boobu nga xam ne le président de la république moom moo ko initié ànd ko ak sénégalais yëpp maire de su ca ginnaaw ku ne xam na ne ci école ya ba tey ci wàllu njàng jël na école yëpp yóbbu fa service d'hygiène ñu pomper école yi pour que microbe yi wala leneen ak leneen bañ caa am kon jàpp naa ne loolu yóbbu fa ay gel ay thermoflash ak ay masque yoo xamante ne nii da koy jox école da koy jox élèves yi ñu mën koo jëfandikoo kon jàpp naa ne côté boobu lu ca am solo la bi ñu fa jógee bu ma jógee ci loolu damay dalaat ba tey ci wàllu njàng mi ndax am na ay salle de classe yoo xamante ne nii ñu ngi koy tabax fii ci yenn dëkk yi ci commune bi ma mën cee citer ñaari dëkk ma mën cee citer Mbaba ak Cawaare te bu ci ne dem na fa indi fa apport ba am solo benn bi mën nañ ko citer 200 000 francs la benn bi 100 000 francs la mu def ko ci école yi kon kooku bàyyi na xel bu baax a baax njàng mi ren jii tamit conseil municipal bi réunir na daje ni kat lii nii dañ koo jagleel maanaam tey clôture 4 écoles yi nga xamante ni ñoo nekk ci commune bi te loolu yàpp naa ni boobaak léegi amagu fi muy école Jaayaan ak école Kéel ak école Kayre ak école Ndiané loolu tey jii li ñu wax léegi financement bi génn na def nañ lépp loo xamante ne nii moom moo takki mais incha allah ci délai bu gàtt loolu dina am mu nekk une valeur de 40 millions. aussi tamit ci moom ci la Thiénaba Seck bénéficié au case des tout-petits mu nekk loo xamante lu am solo lu wàllu njàng mi kon jàpp naa ne bu ñu jee lim réalisation monsieur le maire ci wàllu njàng mi fii la nii fanaan kon dañuy teg foofu suñu baaraam duggaat ci beneen volet. ñu ñëw ci volet santé mu nekk volet boo xam ne volet bu am solo la ci liñ ci jëkk a wax chaque année mairie bi dina subventionné maanaam tey jii secteur santé bi boo xoolee boobaak kii bañ ko bi mu subventionné ko ci une valeur de 18 millions loo xamante ne nii def na ko ci wàllu wér-gu-yaram mu nekk geste boo xamante ne geste bu am solo la bi Covid bi ñëwee encore defaat na benn geste boo xamante ne nii maanaam commune bi yëpp dañ koo saluer mu génne une valeur de 15 millions wala plus de 15 millions dugal ko ci maanaam xeex bi ñoo xam nuñ ko jënde ci la ñu waxtaan jënd ko ab dund yaakaar naa umpul kenn ci loolu te valeur 15 millions la mais moom ci boppam dani maanaam du ma jiite xeex ba pare des ci ginnaaw moom rek bi ñu calculer li mu fi def na ci une valeur de 3 millions loo xamante def na ko ci biir xeex bi kon mu nekk loo xamante ne nii dañ koy saluer di ko gërëm di wax ni la maam see waxoon rek la ñuy wax keroo ba yàllay fay wax bàyyi jëf ñoom comme dañuy wax te li ñuy wax dara amu ci man nañ ko bàyyi moom muy jëf askan nag moo ñuy atte te loolu li ma ciy mën a dolli mooy nee nañ maire def fi dara te jàpp nañ askan wi ñu am fulla lañ élection ñaata échéance ñoo fi jaar depuis 2014 ak léegi te jàpp naa ne échéance yooyu yu ci nekk maire daf leen di yanu ba ca kaw dóor ci suuf toog ci seen biir dégg naa nag kuy daanu lu bari da ngay namm jël xam naa la président wax rek moo ca ñoom dañoo namm jël moo tax ñu koy tëkkuwaat mais mu ngi sunu kanam bu ñu jógee ci loolu ñu jëm ci jeunesse sport maanaam wàllu ndaw ak wàllu tàggat yaram te dañoo wax ni ndaw dafa nekk lu am doole ci am réew rawatina ci commune dafay soxla woo lu baree bari soxla woon a xam-xam soxla woon a tamit tàggatu ak barab yu muy tàggatoo ci loolu bi mu lëkkaloo ci ak benn partenaire ak conseil communal de la jeunesse ci benn formation boo xam ne en informatique la ñu def ko fii mu jël formateurs yi resal leen hébergement ak restauration baag ya ca aju yëpp mu resal leen ko ñu former fi 120 jeunes en informatique mu nekk loo xam lu am solo la parce que xam-xam mooy jiitu maanaam lépp loo xamante ni moom ngay gis mu jóge ci ñu ñëw ci tàggatu bi ndax dañuy tënk rek
mun am benn doléance boo xamante ne nii yaakaar naa bépp PCR bu fi mas a jaar dégg nga ko sa nopp defoo ko muy grille de protection stade municipal bu Thiénaba mais dafa lu am solo bala maa ñëw ci grille de protection yi dafa ñëw ci subvention yi bi ñu dikkee subvention yi ku ne xam na ni ñi fi daan jaar ni ñu ko daan génne trésor day am TVA am ay taxes yu ñu ciy génne moom bi mu dikkee dañ ne TVA taxes yi maa koy fay sama poos dootuma leen ko dagg parce que dagg gi ñu ci dagg dina tax seen xaalis bi wàññeeku mu nekk lu am solo loo xam ne jar naa saluer te boobaa ak léegi saa su ne day yokk ñu ñëw ci grille de protection yi mu nekk une valeur de 25 millions Thiénaba gépp soxla woon ko jeunesse bi yëpp soxla ko monde sport bi yëpp soxla woon ko xam ni am na lu muy jariñ stade bi am na loo xamante ni ak yokkute lay indi ci biir moom mu defal nu ko kon ñoolu ñu ngi ko ci sant ba di ko ci gërëm ndax loolu yàgg nañ koo topp di ko daw te mënuñu ko am mu ne kat mbir mi xam na ni zone nord dafa bokk ci biir Thiénaba te ku ne xam na ne déplacement yi nga xamante ni ñoom la ñuy def di ñëw biir Thiénaba di football si dafay am ay frais supplémentaires yu mu leen di jox te ku ne xam na ne ASC yi seen doole ba ñu war a am amuñu ko mu ni léegi kon dinaa leen gën a jege sa décentraliser mbir mi dem terrain bangaaj bi nga xamante ne nii moom it vieille doléance bu yàgg a yàgg la boo xamante ne nii askan bi ñu ko doon laaj ñu clôturer ko une valeur de 15 millions dëgg-dëgg jàpp naa ni volet sport maanaam képp koo xam ne sportif nga nekk biir Thiénaba siggi nga bi nga déggee ñii nii depuis 2014 ak léegi def fi dara yow da ngaa rus ndax lii musu fee am ak subvention ak yeneen ak yeneen ñu tënk ko foofu rek ndax volet bu rek dañ cee coppati rek dem ñu ñëw ci infrastructure yi nga xamante ni mooy yoon yi ndax ku ne xam na ni Thiénaba 2014 bi fi maire ñëw maanaam yoon woo xamante ni latérite la buñ fi fekk bu ma neexee ma ne amu fi ndax buñ fi fekk bangaaj da doon jëm tax te àggul xay mu ngi toll ci 500 mètres bu ma ko mënee kii kon ñi fi jaar ñëpp kenn defu fi dara ci wàllu yoon bi maire ñëwee ak partenaire ak holding Mbargane ndax nag maire yi moom da nga leneen da nga ko def sa gafak ak bopp leneen nga wut ay partenaire ak leen état di dimbalee noonu lay tënke kon management bu baax mooy tax nga mën a am ay partenaire bi mu ñëwee indi partenaires yooyu ñu defal ko maanaam 3 kilomètres 500 ci latérite mu nekk diggante Kër Malamine Ndiaye ak Daaru Ngomen Kër Malamine Ndiaye ak Daaru Ngomen ku yàgg xam yoonoo xam nga ni maanaam taxi sax du fa jaar waxatuma la oto bu mag mais léegi tey dañuy toog ca Thiès luye taxi mu indil ba seen biir kër wàcce ni Kër Malamine ku ne xam na ni oto boo ñëwee ca télé ba la wàcce mais oto yi dañuy xandaala ba ca biir kii ba ca penc ma la ñu defal ab rond point kon loolu amu fi woon kon ñooñu bi ñu waxee loolu Kër Malamine ak Daaru Ngomen jëppi nañ ñeen ndax loolu amuñu koon ci monsieur le maire lañ ko amee mu nekk 3 kilomètres 500 ñu ñëw Ngomen mu jógee Ngomen ba ci pont bi mu nekk 3 kilomètres yoo xamante ni ni latérite la te amu fa woon waa Ngomen day jëppi nañ ñeen parce que ci yoon woo laa jaar bi may ñëw loolu mu nekk loo xamante am lu am solo la yoonu Jaayaan ak Serif Lo tey jii visité nañ ko xool la ca nekk ñu ngi ci liggéey bi di ko liggéey bu baax te incha allah balaa yàgg dara maanaam dina nekk yoon woo xam ne wu mucc ayib la kon monsieur le maire jaaraama ñu ngi lay sant ci loolu parce que xam nañu yoon farata la yoon nécessité la te yaa ngi ciy bay sa waar bu baax a baax a baax a baax ba tey bu ñu jógee ci infrastructure yi ku ne xamoon na ni CLAC bu Thiénaba muy centre de lecture et d'animation culturelle boobu ay mbaama fa daan nekk ak ay fas te li may wax ni mën naa ci jël témoin population Thiénaba Gare fa la seret daan tekki mbaame di fa fanaan tey jii ku fa dem sa xol dina sedd guy maanaam maire réfectionné ko équipé ko ba tey jii képp koo xam ni élève nga wala ngay étudiant wala tey jii nga xam nga yow lecture mooy sa passion tey jii fa ngay dem di fa lire livre boo bëgg am na fa kon loolu lu am solo la ci njàngum xale yi aussi tamit ci culture loo am solo la kon monsieur le maire bàyyul benn fànn boo ñëw rek am na ca loo xamante ne nii maanaam def na ko ba tey ci wàllu culture boobu ñuy wax noonu boo xoolee place publique bu Jaayaan mu def une valeur de 30 millions mu nekk place publique boo xamante ne nii maanaam askan bi yëpp la ko defal muy lu rafet parce que tey jii noonu la jamonoy doxe ñu ñëw ci environnement ak assainissement mais bala ñoo dugg ci environnement ak assainissement dañuy wax rek ci infrastructure yi tuuti parce que le maire moo réhabilité maanaam poste gendarmerie bii nga xamante ni moo nekk fii ci Thiénaba te Thiénaba soxlawoon ko lool ndax insécurité bi nga xamante ni moo fi am càccum jur géeg ya ca des ak ya ca ànd kon tey loolee maanaam dalal na xelu askan bi parce que nit ki tamit boo ko dee defal da nga koy wutal sécurité boo xamante dina ko mën a garanti moo tax mu wut poste gendarmerie def ko foofu réhabilité ko ak la ca war a aju yëpp macha allah ak it maanaam fexe ba délibéré maanaam délibération
poste bu Thiénaba poste finance parce que tey jii ku fi daan jëli xaalis muy man di sama morom da ngay waaxu ba xombal mbaa nga dem ba Thiès mais tey da ngay toog ba heure bu la neexee nga waaxu dugg li jënd say business génnaat dem kon loolu jàpp naa ni yokkute la lu yokkute bu mag a mag la kon ñu wax ci loolu rek daal di bàyyi ku ne xam ne tamit mairie bi ku digg ci moom di nga xam ne xar kanamam soppeeku na ndax lépp loo xam ne ni fekk nga ko wala nga yor ko saa bu demee ba mel nenn li war nañ laa sant gërëm la ndax benn ku yokkul da ngaa wàññi ku ne xam na ni boo musaani ñëw état civil dañuy ñëw bindal la nangam ku ne xam na nañ doon jëlee extrait mais tey informatiser na ko lépp loo xamante ni nii maanaam état civil la ay machine a ko fay def ñu former agent yi ba pare ñëw équiper ko ak ay machine ay ordinateur tey jii boo demee ci benn façon lañ la koy joxe mu gën a dëppook jamono bu wuuteeg lool li fi nekkoon kon tey boo demee jël kayitu juddu génn rek war nga xam ne changement am na ci mairie bi xar kanamu mairie bi tam réfectionné waat nañ ko bu baax a baax équipé ko tout foo dem machine nga fa yeneen ak yeneen kon équipé boobu tamit lu am solo la ci biir mairie bi ñu wax ci assainissement ak environnement assainissement boo xoolee projet EAA ñëw na fi indi fi ay édicule wala ay latrines yoo xam ne da koy def ci dëkk yi 400 latrines ñeenti téeméeri latrines def na ko ci 7 villages de la commune yoo xamante ni indi na ko fii ci biir ñi ci bénéficié wu de waxuñu ni maire deful dara 400 latrines dans 7 villages de la commune loolu muy benn bi mu dikkee tamit mu xam ni ramassage mbalit mi dafa am solo ci dëkk te comme commune bi amul ay moyens mu ngi démarcher ay partenaires mu ni naa jiitu ndax ndimbal na ca fekk loxol borom daal di wut ay sareetam teg ci ay charretier ba pare di leen fay ñu ramasser mbalit mi nga xamante ni mooy nekk ci dëkk bi jàpp naa ne ku yeewoo Thiénaba saa boo xëyee di nga dajee ak ñoom ñuy ramasser mbalit mi mu ñëwaat amaat benn partenaire boo xamante ni ci wàllu environnement tabaxal ni ko ñaari kiosque benn bi mu ngi nekk Kayre benn bi mu ngi nekk Thiénaba ci wetu mairie bi boo xamante ni day ramasser maanaam déchets plastiques yi ak benn moto boo xamante ni moo koy ramasser jàpp naa ne loolu ñëpp ñi nekk ci mairie bi ñëpp gis nañ ko waaye loolu lépp neex na waaye li ko dàq mooy fexe na ba am partenariat ak waa UCG ñu jox ko benn camion boo xamante ni lépp luy mbalit ci biir Thiénaba dana ko ramasser yóbbu ko fa moo am ay nit yoo xamante ni engagé na leen di leen fay ñu nekk ca biir ba pare am 27 personnes yoo xamante ne ni ay agent la yoo xam ne ñooy tey jii setal Thiénaba ñu defal ay contrat loo xam ne balaa yàgg incha allah contrat yi dem na ficelé nañ ko li ci des moom mooy liggéey bi commencé ñu dem 27 kii yoo xam ne jël te loolu dafa bokk ci emploi te ndaw dafa soxla emploi kon monsieur le maire ndaw ñi fàttewoo leen ci benn côté ñu ngi lay santaat bu baax tamit di la gërëm bi ñu jógalal ñu ñëw ci wàllu élevage ci càmm parce que ku ne xam na ne suñu àll bi mbay ak sàmm mooy suñu priorité moom tey jii ci suñu activité ci la ëpp boo xoolee élevage bi mu dëkkee ñëw li mu def mooy fexe ba am benn partenariat bu ñuy wax Hyfer ànd ak comment dirais-je association des maires du Sénégal ak la mairie de Thiénaba mu jox leen une valeur de 3 millions ñu jox ko 200 xar talaa biir mu séddale ko askan bi ku nekk mu jox la ñaar te bu xar mi juree yaa moom ndey ja léegi da ngay joxe doom ja rek moom ndey ja am say xar lim ci jublu bëgg na bu tabaski jotatee kenn du dem ca daral ba naa da ngay jëndi ak jamono ni mu méttee da ngay dugg sa wan ak xëcc daal di rendi sam xar mu nekk lu am solo ba pare fexe ba race bi mu amélioré ko mu boole ko 3 géniteurs yoo xam ne ay laadum pur sang lañ ñu laadum bu nekk ñu ngi ko jëndee 800 000 francs ñu boole ko joxe ko ku ci nekk boo bëggee tëblu ca ngay dem tëblu kon loolu lu am solo la ci élevage kon seetaanuñu rek naan élevage bi na dox mais dañoo jàppale loolu boo ko gisee amul benn dëkk ci biir commune bi les 38 villages ak 26 hameaux amul benn dëkk boo xamante ni amul bénéficiaire bu fa am boo xamante jox nañ la ñaari xar bu juree nga jox ñu ñaari mbote jël say ñaari xar loolu village officiel yi mat na te hameaux yi tamit mat na mu nekk loo xamante ni lu am solo la waaye ku ne xam na ni daralu Thiénaba am na daral ay xar di fa ñu fay jaay ay xar ña fa nekk yam ay droit ak ña xamante ni ñoo nekk seew xay ak yeneen tubaatu la yeneen barab ya maire bi mu dikkee diggante daaw jéeg ak daaw ak ren mu ni moom dina fexe ba maanaam ñuy subventionné maanaam waa daral bi fexe ba tey ñu baree bari dem feneen di ko jëndi ñu mu mën leen a jege
ren jii rek 5 tonnes indi nañ ko ci wàllu ripaas jox ko waa daral bi daaw ak loolu ba Samba Ndiobène Ka le ministre de l'élevage daaw ñëw na visiter site bi mu nekk loo xamante ni lu am solo ak considération bu mat sëkk. ba tey ci wàllu élevage bi ñu jógee ci loolu formé nañu benn jeune ci biir commune bi muy fabriquer pierre à lécher. Pierre à lécher boo ko déggee moom mooy xeer wi nga xamante ni moom la xar yi di mar ñu koy jëndee Thiès mu cher commune bi fii am na ñu ko man ñoo xamante ni dañ koy defar di ko jaayee moins cher pour élevage bi gën a jëm ca kanam loolu maire fexe na ba ñu formé kooku mu ñëw di ko defar pour di ko jaay éleveurs yi ci prix bu abordable bu ñu mën a jënd ndax bële moo gën a cher kon loolu jëf la joo xamante ni jëf ju am solo la ñu ñëw suñu mbokk jigéen ñi nga xam ne jigéen lu mu bokkul lu ne du dox lu mu jàpp lu ne du dem kon suñu mbokk jigéen yi monsieur le maire bàyyi leen xel bu baax a baax ni mu bàyyee xel ndaw ñi parce que xam nañu am réew ay jigéen a ko yor ak ay ndaw mu ni kon dinaa def maanaam dinaa alléger wala ma yombalal wala ma wàññi seeni diisaayu liggéey bi nga xam ne moom lañu liggéey ba ñu mën a def seeni activité nañ ko bëggee parce que xam nañ ni maanaam soq ak wol ak bojjag ya ci aju yooyu yëpp jamono ji wees na ko ba tax na jënd na 9 moulins maanaam tey jii juróom-ñeenti machine tas na ko ci biir commune bi depuis bi mu fi toogee ak léegi juróom-ñeenti machines yi wol ak ay soq yoo xam ne tas na ko ci biir commune bi mu nekk loo xamante ni nii lu jigéen ñi rafetlu la mais yemul ca loola dafa fédéré association yi wala groupement féminin yi nga xam ne ñoo nekk ci commune bi mu jël 700 000 francs jox leen ko ñu jënd ci omo ak ay saabu loolu groupement yi laay def témoin ñu koy lebal seen biir di ci am bénéfice mu nekk loo xamante ni jigéen ñi ñu ngi ci gis seen bopp bu baax a baax te loolee ka ko def wala ña ko def dañuy ñëw ci commune gis groupement ya ñu génn seen xaalis bopp jënd ñu dem mais bu ñu dikkee maire dañu leen ñii kenn du leen lebal maa leen di jëndal ñu dem ak seen bopp mu jënd yëkkati 700 000 jox leen ñu fay kon ne seenu kees yaakaar naa kees ka tey boo xooloon ña ko yor maanaam valeur bu am solo ma nga ca biir ñu ñëw nag ci daj dëpp gi li nga xamante ni ñu tey jàpp naa ni opposition pouvoir ak nga bañ ko nga bëgg ko xam nañ ni moo la ko dàq moo la ko gën a man muy social mu nekk l'homme social la ko ñëpp tudde ku ko bëgg ku ko bañ xam na ko mooy maire bi gën a social ci Sénégal tab moom ci moom la weesu ci moom la yem te nag tab la ca gën a neex du tab ci xaalis mais tab ci daraja xam nga mën ngaa tab ci xaalis nit di la topp na mais tab ci daraja doomu aadama moo bëgg daraja mais dafa tabe ci darajaam tabe ci alalam di dimbali ay nit moo tax loolu dañ koy tënk ndax doo dimbali nit ba pare ko ndax moom ñun ñu koy wax sax bëggul nu wax ko mais nag nit ki saa bu la defee lu baax da nga ko war a seere mais ku ne ak ñu ne dimbali na leen ci ñaqam ci li wacc laahi taala te yàlla ay kese tax kon côté boobu macha allah di wax rek nit ñi nañu yeewaat bu baax a baax ñu xam ni ginaar du topp mukk kay taxani bàyyi kay bojj loolu sax xam ngeen ko bu baax a baax ndax ñi booloo di wax noonu seeni wax ku ne xam na ni boo leen woowoon ñu def mobilisation kenn mënu cee feesalu pantere ku mënta feesalu pantere nag boo taxawee naan da ngay xëcc commune Thiénaba te ñu joxoon la nga tële nga laaj joxuñu la nga taxaw formé sa benn kii waxuma la dara nga tuddee ko tur woo xamante ni maanaam joxoo war ma sax ñi nekk ci biir dëkk bi wala kilifay dëkk bi kon ñooñu jëluñu la xel askan wi xàmmee nañ leen te askan wi dummóoyu nañ leen te askan wi dégluwuñ leen te li ma la wax dégluwuñ leen amuñu buzz kenn lijjantiwu leen loolu bañ ko defee barki démb bi moo ko xoolee 5 vues la am bañ ko yóbboo YouTube 5 vues kon kooku amul ampleur kenn lijjantiwu leen ma bëgg nag askan wi xam ki leen di jariñ ak ki leen di jariñoo ab dëkk nag boo fa dee ñëw ngir ndomba tànk nit ñi danañ ko xam maire nag ñëw fi ngir ndomba tànk dafa ñëw fii ngir jariñ dëkk bi te ba pare dëkk ci dëkk bi di defar dëkk bi sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp